nga ñoo indil le quotidien s'il te plaît ñu taxaw ci wàllum yoon alors Chérif gis nañu site juste ñu ngi wéyal seen grève ba tey ginnaaw ñetti fan yu altine ba démb làbbaliwaat nañu yeneen ñaari fan bokk na ci leneen lu ñu wax tamit nee nañu bu leen kenn teg yenn ci ñu ne moo tax ba yoon doxul lu ci mel ni ñi waroon a génnuñu wala ñu waroon àtte leen beneen itam mbir bu leen metti ñu ne seen ministère de tutelle ñoom dégguñu ko mu wax à part peut-être benn communiqué naam li ñuy laajte xaj na ci ressortu ministère fonction public la Chérif. muy ministre bi ñu dénk wàllu justice nga xam tamit dafa am mission ndax département bi ci coobareem la war a doxee jaar yoon rawatina kon service public de la justice dafa war a tegu ci yoon donc bu fekkente ne grève am na moom li mu mën mooy facilitateur dox digganteem ak ministre bi nekk wàllu fonction publique parce que seen wàllu carrière moom moo waral li nga xamante moom mooy grève bi te droit la également ci syndicat nga dem grève mais grève bi day bëgg yàgg ñu nekk ci benn situation de pourrissement sax ndax ëpp na weer te gis nañ conséquences yi mu am ci justice bi de manière générale ni muy doxee te lii ñu gis fan yi doy na waar bu fekkente ni dafa am ñoo xam ne dañ leen a àtte ñu war a xaar seen ay verdict chaque fois argument bi mooy dañ koy renvoyer à cause de la grève des greffiers mais les greffiers ont dit que am na ay audience yoo xamante ni ñu ngi nekk en cours parce que xëy na ils ont fait recours à des greffiers ad hoc wala lu mu mën a dem moom moo tax ñu ngi wéy donc foofu aussi ku ci nekk yaa ngi joué ci xëy na xelu nit ñi parce que bataille opinion bi nga xamante ci lañ waat nekk parce que day dem ba benn moment askan wi ci boppam dañuy am ay jafe-jafe li am ba am mooy il faut ñu respecter li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama bu fekkente ne nit àtte na leen surtout ay flagrant délit yoo xamante ni dañuy xaar ñu génne verdict bi ci nam gën a gaawee su fekkente ni dañuy renvoyer waat ba kañ parce que bu fekkente ni grève bi moom utuñ ci saafara kon tant que grève baa ngi dem moom nit ñi ñi ngi des ci kaso yi te alors que dañu am déjà droit boo xamante ne gouvernement bi moom moo ko war a sàmm droit boobu nag mooy bu fekkente ni yoon daf ne ñoom dañ leen libéré dañ leen war a libéré bu dee nag yoon dafa leen teg daan ñu toog purger seen ay peine mais loolu quand même je pense que comme ni ko droit de l'homme waxee te Babacar Ba wax ko lu am solo la nañ privilégié li nga xamante ne mooy liberté doomu aadama yi parce que bu fekkente ne sax dañu wut beneen pexe boo xamante ni en tout cas verdict bi dinañ ko génne ñoom ñu lett leen wala ñu firi leen moom moo gën ñu nekk nii toog di xaar ci loo xamante ni amul saafara sachant que avant-hier am na benn rencontre bu amoon entre justement des représentants du ministère de la fonction publique ak mooy entente bi UNTJ ak wàllu SYDIS li leen déploré mooy le ministre n'est pas là donc ñoom agents yi ñoom ñoo fa nekkoon te ku ne xam ne fii même le premier ministre président daf koy chaque fois ne bu leen jël ay engagement yoo xamante ni xëy na day indil ay jafe-jafe gouvernement bi ndekam ministre ci boppam moo sañ te jël yenn engagement yi sàkkantement nag ay directeurs yoo xamante ni ñu ngi fa woon donc ñoom sax ils ont insisté à ce que rencontre bi ñu weel ko mais ku ne xamante ni mënut a jël dara parce que la fay jël ci dogal et comme toll na fii nag looloo tax nag quand même il faut que niveau bi gën a supérieur muy premier ministre jël le dossier en main waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy greffier sachant que les ministres sectoriels yi kon mënuñoo saafara su ko defee lu gouvernement bi mën mu def ko li mu mënut ñu xam ko ba nga xamante ni quand même ñiy nekk ci kaso yi ñu wax seeni mbir parce que quand même surtout jamono ji kaso yi fees nan àtte bi am ay jafe-jafe donc te li naan exception bi fii ci Sénégal moom mooy détention mais liberté mooy loo xamante ni moom mooy la règle mais mënoo téye nit ci kaso bi sous prétexte que dafa am grève boo xamante ne grève greffier la te loo xamante ni mën nañ koo saafara ci nam gën a gaawee et on espère que le plus rapidement possible dinañ ci ut solution pour nit ñi quand même ñu mën a régler seen ay problème parce que lii mënut a wéy. Chérif wax lu am la grève bi sax moom dafa da ngay waaj a ndoroog bu collectivité locale territoriale yi waaye c'est vrai nga demoon ba xamatoo sax ndax ñu ngi liggéey ou pas. ok ñi ngi seen ñetti at je pense que barki démb la ñu jot a signé terrain d'entente mais bi tamit li mu impacté dafa bari tellement que ñu dem toog par exemple ëpp weer li tegle ko nag liggéeyuñ benn jour loolu je pense que dafa ëpp nag je pense que forum du justiciable ils l'ont bien dénoncé c'est vrai que liggéeykat bu nekk am na droit à grève et tamit je pense que des fois war nañ mën di xalaat askan wi parce que xool réew mu mel ni Sénégal pam depuis un mois kenn créé wu fi entreprise loolu du je pense que jaaduwul ñi nga xamee ni tamit ñoo nekk ci prison yi ñëpp xam nañ conditions yi ñu fay dundee dañoo am ay droits yoo xam ne dañu ko war a respecter bon
ñi nag am na ay détenus yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi peut-être que li leen fa yóbbu dafa rax politique certainement on dira pas que dañ ci profito pour gën leen fa téye mais xel mën na ci ñaaw quand même mais li war mooy naata lii foog ñu dakkal ko parce que déjà kii bu muy joxe signal bu muy joxe xaw ma kiiwul dalul xel parce que lii nii am na ñoo xamee ni tamit mën nañ ci dugg ni am na corps yoo xamee ni grève nañ fi weer dara fekku leen si kenn deful leen dara pourquoi pas ñoom tamit ñu dugg ci mbir moom gouvernement bi tamit war a xam ni que yëf yu mel nii wax dëgg fa yàlla warul toog di seetaan ba situation bi dem bay pourrir comme ni ko Chérif waxee stratégie de pourrissement loolu je pense que arrangé wul kenn war nañ ci jóg waxtaan ci ñu mën a xam yëf yi fu muy mujjee ku nekk gën a wéyal say activité parce que lii moom ça ne profite à personne du tout. Pape Fara c'est vrai que liggéeykat bu nekk am na droit de grève waaye li ñu gis mooy le dialogue ne doit pas être rompu mais ñoom bokk na ci li ñu naqarlu ñu jàpp ni ñoom la ñu war a waxal dëggantaan waxuñoo ak ñoom mu mel ni dañ leen di tànqam ndax loolu du indi quand même ñu dem ba radicaliser wu yëf yi gën a doy waar. foofu la jëm sax boo seetloo loolu naata parce que tamit ci àdduna ak ci dëkk boo gis liggéeykat bi am na droit daal di ñaxtu ngir yeneen condition yu meilleur état bi tamit war na taxaw ne leen di ñun lii la ñu mënuñu lii ñu waxtaanee ko ci lépp loo xam ne mën nañ ko ñu daal di koy teg étaler ko ñu xool nag ndax doo xëy rek daal di grève nga am li nga bëgg mais mu nekk secteur bu sensible xam nga ëttu àtte ak greffier nu ñu amee solo lool ci li nga xam ne moo nekk mbiru àtte yi te gis ngeen conséquences yi mu ngi nii am na ñu war a àtte ñu pousse leen te liberté naata dafa nekk loo xam ne lu sacré la wax dëgg yàlla du yow rek sa njaboot say soxna say lépp ñu daal di jël dañuy ñëw teg la dem boo demoon palais de justice ay jooy ak ay lu ne mu ngi fa nekk naam Moustapha Diakhaté wane ne njàmbaarte nee na moom soxlawul liberté provisoire leneen mais du yow rek sa liberté dafa am ñu ci tënku te moo wax dëgg yàlla nit ñi bu ñuy àtte nañuy xool seen aqulaay taala parce que nekk nu am solo dégg naa benn paa wax ci affaire Badara Gadiaga ñu ne ko mandat dépôt mu ne mandat dépôt bu gën a doy waar mooy la tombe maanaam bàmmeel foofu bu ñu la fa mandat dépôt bisu penc dong ngay génn pour ñu mun la juger ñiy àtte ëllëg tamit dañ leen di àtte war nañu xoolaat lu bëree bëri kon daal grève bi ni nga xam ne jëm na ci SYTJUST ñoom am nañ seen plateforme revendicative boo xam ne teg nañ ko état bi tamit am na lu mu mën ak lu mu mënut lépp nañ ko waxtaane ñu étaler ko daal koy teg ndax nag ka nekk ca kaso ba benn fanu kaso rek yàlla na ci yàlla ñëpp bu ñu fa dem daal di fay jaar xëy na am nañu ci yàlla nattoo mais dafa nekk lu doy waar àdduna bu tukki la ña fa nekk ñuy ñaan ñu daal di génn daal nañu mën a àtte ndax bu nekkul ñiy siiw ni am na ñeneen ñoo xam ne tamit dañuy am yooyu jafe-jafe ak ci wàllu kayit ak yeneen ni nu mel soxna naa jërëjëf merci Alaaji waaw dama ne ñi nga xam ne siiwuñu ñoom ñoo gën a bëri xëy na am na ñi nga xam ne ay acteurs politiques lañu wala ay hommes de médias ñooñu xëy na boo leen jàppee coow li dafay bëri mais liy wér te wóor moo di situation bi il faut que ñu wut ci saafara ndax ñi nga xam ni ñoo di waa SYTJUST ñoom ils sont très intransigeants ci seen plateforme revendicative mu mel ni dañu amagul écho favorable au niveau du gouvernement il faut aussi que ay nit bu ñu taxawee di teg seen ak seen yelleef ci place publique bi bëgg ñu ut ci saafara toog waxtaan moom moo koy régler mais bu ñu bàyyee situation bi pourrir dafay gën a metti et il y a un risque d'enlisement ci grève bi nga xam ni moom moo am alors ñu ngi wax ni SYTJUST xëy na ñoom nee nañu seen grève bi amul benn impact ci li nga xam ni moom moo di procès yi waaw mais moi je pense tout à fait le contraire même si ils le disent ou bien bu fekkee ni amul impact ça veut dire que il y a pas une solution alternative bu nga xam ne teg nañ ko pour suppléer leen ci li nga xam ne moo nekkoon seen liggéey. mën waruñu leen koo imputer totalement. parce que peut-être mën nañ indi ay greffiers ad hoc mais xañ na këyit ba ñuy jox à la fin duñ ko mën a joxe. parce que ñoom rek ñoom ñoo ko mën. waaw mais li wér te wóoru ndaat mooy il y a 37 établissements pénitentiaires au Sénégal. ci 37 yooyu il y a ce qu'on appelle la surpopulation carcérale. en 20 ans. population carcérale bi dafa doublé dafa passé de 14 147 maanaam dañu egg ci plus de 14 147 détenus pour 4 924 places disponibles loolu nag boo xoolee par exemple Rebeuss seen capacité mi ngi toll ci 2467 places mais actuellement nii pratiquement egg nañ ci 4000 alors boo ci yokkee bañ a àtte nit ñi kaso yi fees bay buuc
conditions de détention yi pratiquement métti et c'est quasi inhumain. Les mandats de dépôt di continuer di am te àtte du am. fan lañ jëm. ay nit ñoo fa nekk ay bàyyi ma nekkuñu fa. te depuis un certain temps les longues détentions provisoires dafa nekk lu nga xamante ni moom la détenu yi di kaas nee nañu ñun bu dee ñun ñoo def ok amul problème nañu ñu yóbbu ñu àtte ñu xam fan la ñu féete. mais am na ay nit yu nga xam ni et là beaucoup de gens yu ñu jàpp pour un délit bu nga xam ne bu ñu leen àtte woon temps bañ fa def en détention provisoire duñ ko fa def. donc tey il est temps que ñu régler ce problème là àtte nit ñi ku ñu war a jàpp ñu jàpp la ku ñu war a bàyyi ñu bàyyi la ku ñu war a accorder liberté provisoire ñu jox la ko ku demander bracelet électronique te remplir les conditions ñu jox la ko ku demander liberté conditionnelle également bu fekkee remplir nga conditions yi ñu jox la ko il faut aujourd'hui que ñu dem vers l'humanisation de ces lieux de privation de liberté ce qui s'y passe est inadmissible inhumain man xam naa ci dara parce que souvent damay dem di jëflante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso yi et c'est un cri de cœur que je lance nañu wut une solution très rapidement ci problème bi bu fekkee ni ñii dañu continuer seen grève ñu xool nu ñuy def ba àtte nit ñi wala boog ñu may leen bàyyi nëgandiku ba keroog ñuy am situation bu ñu leen àtte. merci beaucoup merci Alaaji Malick alors ci wàllu daanaka ay détention ak yoon la ñuy des ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.